salaamaaleykum yéen mbokk yi siiwul seen émission KFWIK ci seen MMD Média dañ ciy ànd ak yéen ki nga xam ne nag mooy Mouhamed Mansour Diop mi nga xam ni chaque week-end da leen di commentaire li nga xam ne mooy actualité de la semaine Mouhamed Mansour nuyu nañ la. fay nañ la bu baax Khalifa ñu ngi ñu mboolem ñu ñuy seetaan ñëpp ci seen chaîne MMD Média. Mouhamed Mansour dañuy dooree li nga xam ne mooy actualité de la semaine ak li nga xam ne moo ëpp li nga xam ne mooy ëpp askan bi moo gërëmal li nga xamante ni mooy xelu askan bi di coalition wala tamit alliance bi nga xamante ni judd na mu nekk alliance wàllu ak yeewi askan bi nga xamante ni dafa commencé ay jur ay problème fi nga xamante ni mooy Dakar voilà ndax it liste bi li nga xam dañoo respecté wu li nga xam ne mooy parité bi ban jàngat nga ñu mën a defal ci loolu nga xamante ni respecté wuñu ko muy parité. jàngat bi mooy alliance stratégique bu amul benn stratégie. alliance boo xam ni day tax opposition bi ñàkk juróom-ñaari député te commencé guñu élection yi alliance boo xam ni objectivité la wut ci alliance boo xam ni dafa bari ay naxante dès le début laa ni masque yi bu waddee loxo dem gémmiñ et ñu ngi ci suñu kanam Khalifa dañu toog ba yàgg PDS bokk ci ay parti yu taxaw ni dañuy sos benn coalition ci opposition bi bu am doole face Macky Sall ci élection locale yi muy élection territoriale yi ñu génn PDS bokk ci parti yooyu amoon initiative créer boobule coalition ñu dem ba ci biir PDS ni moom bokkatul xamuñu lan moo tax bokkatul dem ubbi benn coalition bu ñoom Mamadou Lamine Diallo ñoom Abdoul Mbaye ñëpp bokk ñu continuer Bougane Gueye Dany démarqué waat Yewwi Askan Wi dem créé ji mouvement gëm sa bopp wala grande coalition gëm sa bopp mais sénégalais yi ci seen bopp dañoo jox bopp waa coalition Yewwi Askan Wi am ci moom yaakaar ci ni coalition bii moo mën a tax changement am Sénégal am yaakaar ci ni coalition bii moo boole ay hommes de valeur ay hommes de principe coalition bii moo war a gagné li ëpp ci élection locale yi. et noonu la demee. da koo wane bu baax a baax. daf ko wane jël ay villes yu bëree bëri gagné ay gox yu takku askan wi jox leen bopp ndax principe bi nga xam ni ci la ñu wowoon askan wi homme de valeur yu ñu jàpp ni ñoo nekk ci biir boobu les coalitions. alors élection locale yi ñëw kenn ku nekk dem déposer sa caution ak sa liste pour dem ci élection législative yi bu ku nekk déposer ñoom waa Yewwi Askan Wi ak waa Wallu ba ñu génn ñu ni léegi. ku ne da ngay indi sa liste ak sa caution ñu créer benn alliance stratégique boo xam ni dinañu permettre ñu jël li ëpp ci tooguwaay yi ci liste départementaux yi ci assemblée nationale. léegi Khalifa yow yaay Wallu fi nga am liste man du ma fa am liste ñun ñëpp dañuy àndandoo votel la man maay Yewwi fi ma am liste yow doo fa am liste yéen ñëpp da ngeen di àndandoo ak samay électeurs ñu votel ma. d'accord idée bi c'est génial idée bi rafetlu nañu ko mais principe bi kalal moo dëgguwul parce que principe boobu dafa permettre ñenn ñuy jouer ñuy planifier tax ñu sacrifier ay hommes politiques yu am solo yu am valeur yu am moral yu baax ñu sacrifier leen ci biir coalition Yewwi Askan Wi Moustapha Guirassy mu ngi kaas Aminata Lô Dieng mu ngi kaas Serigne Mansour Sy Djamil mu ngi kaas ak ñeneen mais bu fekkee àndandoo ci benn alliance ak PDS wala Wallu moo tax ñu sacrifier ay leaders de valeur ci biir Yewwi Askan Wi laa ni am na deal bu ci am parce que ki nangu démb wala ki bañ démb bu nangoo tey pexe mu jubul mais ki nangu démb kenn du ko jënd ki nangu tey te bañoon démb. kon daal danger bu rëy la ci ñi nga xamante ni mooy Yewwi Askan Wi. mais danger mënut a passé coalition bu toll ni Yewwi Askan Wi. ñu dégmal élection législative ak ni ko Sénégal yi gëmee am ci moom yaakaar ñu ñàkk déjà avant ñu départ juróom-ñaari député muy yu Dakar parce que bu seen liste demul ci élection yi ci départemental bu Dakar 7 députés la yàqee ci mu laana 7 députés yoo xam ni responsabilité yi Khalifa Sall daf ci fés parce que moom mooy kilifa waa ji yóbboon liste yi bu ñu àndee ñu dem war a dugal liste yi seen mandataire doon Déthié Fall defar lépp ba mu baax ñu war ko déposer mu am ay changement yoo xam ne am na ci ki nga xam ne moom moo jël responsabilité indi ay changement ci liste yi ba tax liste bi mënut a jàll respecté wuñu parité am na deal bu ci am mais kan la ko defal nag
est-ce que dañ ko koo sant est-ce que sant ñu ko est-ce que dañu bëgg a néewal doole Barthélémy Diaz est-ce que dañoo jàpp ni Barthélémy Diaz li mu am déjà dafa doy est-ce que dañuy xeex Ousmane Sonko est-ce que dañuy xeex waa parti PUR est-ce que kan la ñuy xeex est-ce que beaucoup de questions yoo xam mën nañu ko poser mais de toute façon du waa Benno du waa beneen coalition ñoo def li tax seen liste Dakar bi baaxul ñoom ci seen bopp ñoo ko defal seen bopp xanaa nit du daas paak bi koy rendi néewoon naa leen alliance bi dëgg la wu ci am na ay coups yu ci am na ay traîtres yu nekk ci biir l'histoire m'a donné raison bi ma koy wax nag dégg naa lu nekk ci ay commentaires attaqué nañu ma partout man ban daan lay amal Yewwi pour ñu ko xamul woon Khalifa ma xamal leen ni man Moustarchid laa man njabootu Serigne Mouhamadou Moustapha Sy laa fi muy xool laay xool li muy wax laay wax fi mu jëm laa jëm mais daf ñoo jàngal objectivité ak principe Serigne Moustapha Sy loolu ñoo jàngal principe bu ñu àndee di dox yoon wi leer naññ su ma gisee jaan jiy dox te mënuma laa wan jaan ji suñu àndandoo amul solo man awma di contre Yewwi parce que ki ma yaakaar àdduna ak àllaaxira Serigne Mouhamadou Moustapha Sy coalition boobu la bokk. njaboot gi muy njabootee muy parti PUR bokk na ci parti yi ëpp doole ci biir Yewwi Askan Wi kon mënuma wax lu baaxul ci Yewwi Askan Wi mais daf ma jàngal principe métier bu ma nekk métier bi ma nekk man daf may permettre bu may commenter may def lu objectif bu may wax donte woon dëgg la mu dal suñu kaw xulul xaq wala kaana ala nafsik waxal dëgg donte woon li ngay wax ci sa kaw lay dal féetu ma fenn ci wàllu politique de njabootu Serigne Mouhamadou Moustapha Sy laa ci wàllu diine Moustarchid la féetu ma fenn ci wàllu politique et loolu moo ma permettre mu mën a jàngat bu baax am aperçu bu baax boo xam ne ñi nekk ci biir mënuñu ko gis te li ma waxoon kenn du ko dindi beneen bi ci des mooy Khalifa man bu ma amul gis-gis bu wóor ci wàllu politique ma bàyyi métier bi ma nekk man depuis l'an 2000 maa ngi présenté journal ak fi ma jaar fépp diggante 2004 ba 2010 maa ngi présenté journal RFM di def actu en question débat bu tey bari na homme politique yu bëri yoo xamante ni bii jaar nañu sama ay loxo ma leen di invité actu en question jour bi Idriss Seck ñu koy jàpp 2006 ba bi muy créé partem bi créé tey Déthié Fall créé tey Thierno Bocoum man jour ba maa nekk à l'antenne donc actualité politique alternance Ablaye Wade alternance Macky Sall ak lépp lu xew ci diggante bi amul lu ci tegul ci sama loxo nouvelle donne yi ci am changement yi ci am ñi ci joué lu leer ak ñi ci joué lu leer coalition Ablaye Wade ak Khalifa Sall bu 2019 war naa yee képp ku mu doon nga xool nan ngay àndewaat ak PDS kenn bañu ko de Ablaye Wade Sénégal yëpp ko bëgg ñëpp ko jox gëdd ñëpp a xam ni bokk na ci papay askan wi il est le père de la nation kenn mën ko écarter mais parti bi ni muy doxee ñu bëgg ko commander en distance laa ni bari na lu muy jouer te du tegu ci kaw crédibilité mënul nekk parce que kiy contrôler parti bi xamul réalité politique bi nekk ci Sénégal bi ci des mooy buy daw tey PDS bu ñu doon daw dem ci élection ñu dañuy dem élection présidentielle PDS dafay am candidat kuy doon candidat wu PDS. moom mooy question boo xamante ni moom la Sénégalais yi posé. kan parce que tamit ki nga xamante ni moo pare pour doon président nekkul Sénégal te parewul tamit pour ñëw fi nga xam ne mooy Sénégal. parti bu toll noonu nag. mu nekk loo xamante ne wax dëgg fa yàlla nit ñi ñu ngi ciy posé wu question. parti bu toll ci étape boobu ci niveau boobu noonu statut boobu noonu wërut a yàq dynamique bi coalition Yewwi Askan Wi nekkoon ci wàllu doxalin bu ñu eggee ci mu yàq ko nag. bu ñu eggee ci muy indi ay frustration ñoom Moustapha Guirassy ñoom Aminata Lô Dieng ñoom Serigne Mansour Sy Djamil ak ñeneen ñëpp gis ni parti bi joxante loxo gi ñu joxante loxo ak waa Wallu moo ko nar a sacrifié laa ni waa Yewwi Askan Wi ñu ngi génn principe bi taxoon askan wi ak Sénégalais yi gëm leen. te bi ci desaat Khalifa mooy ana Ousmane Sonko ana PUR ana Khalifa Sall ana les ténors yi ñu jàpp ne ñu ëpp doole ci coalition Yewwi bi ñuy nas bi nga xam ni egg na ci ñuy composer ay liste Lamine Thiam ak Khalifa Sall di def ay bras de fer ba ñu war a sacrifier seen bopp pour ñàkk 7 députés muy liste département bu Dakar mais loolu c'est inimaginable et dama waxoon bu njëkk ni les masques vont tomber waxoon naa leen ci biir waxuma coalition Yewwi de mais alliance Yewwi Wallu am na ay traîtres ci biir mais Saliou Sarr li mu def
jaxase saboté liste département bu Ndakaaru ku ko sant ban intérêt la ci am Barthélémy Dias nekk député daf ko arrangé wul wala déet ñi nekk ci liste bi daf bëgg ñu jàll wala déet bras de fer bi mu indi tey ba liste boobu forclose fu mu ko teg kan moo ko digal ban avantage da ci am et depuis lors kenn waxul parce que am na ñenn ñoo xam ne bu ñu waxee coalition mun naa tas parce que Ousmane Sonko dafa dëggu ci ay kàddoom Serigne Moustapha Sy dafa dëggu ci ay kàddoom ñooñu bu ñu waxee bu ñu dóoree comme ñoom Moustapha Guirassy ni ñu dóoree Yewwi day tas du dem ci législative yi mais pour sauver loolu duñu wax PUR duñu wax Pastef duñu wax mais ñoom li Khalifa Sall def wala Saliou Sarr mi nga xam ni njabootu Khalifa Sall la li mu def ñoom la gën a metti mais tey dañuy sauver meuble bi ba egg ci élection yi mais bu ñu juum gis nga traître bi nekk ci seen biir wala traître yi nekk ci seen biir am ay mission yu claires yu ñuy dox delluwuñu ginnaaw teguñu seen ngànnaay te tekkiwuñu seen ngemb gis nga bala nga xam ni li ma waxoon tey laa ci gën a ŋoy tey laa gën a dëggu ci li ma wax ni coalition bi dëgg lalu ko ñu gagné ba li ñu bëgg muy am cohabitation assemblée nationale am bu ñu ko yaakaaree dañuy nax seen bopp parce que traître yooyu. dama lay dolli dara doguma la li nga wax nii dama koy dëggal ndax it tamit dafa bari contradiction yu am ci li nga xam ne mooy communication ci liste Dakar bii nii. dafa bëgg ay contradiction yu ci am mais bu ma continuer ci logique bi ma nekkoon gis nga bu ñu gagné ba foog dañuy am cohabitation à l'Assemblée nationale foofu dëgg la traître di feeñ du am na ay mission yu ay missionnaire yu def ay mission ba damm laa fi Yewwi néewal ko doole ci benn anam am na yeneen missionnaire yuy jógaat pour cohabitation du am à l'Assemblée nationale non seulement du am bu ñu sàgganee groupe parlementaire sax duñu ko am parce que ku antana taxaw laataa ñuy commencer campagne ci déposer ay liste donc ak ay parrainage nga antana xañ coalition Yewwi 7 députés muy liste département bu Dakar capable nga pour rey boobu la coalition à l'Assemblée nationale mais loolu nag dañu waxante dëgg yoonu état bi nekku ci yoonu direction des élections nekku ci direction générale des élections yoonam nekkul ci loolu Khalifa yoonu Macky Sall nekku ci yoonu état bi nekku ci yoonu Benno Bokk Yaakaar nekku ci ñoom ci seen boppa ñooy seen noone bopp parce que ay ponkali yëkk lañu ku nekk yàgg nga dégg wolof ni ay yëkki kuy duñu bokk mbalka mais am na ci nag ñu am principe wax naa la ko sànq moo tax duñu wax dañuy toog di seetaan jeu bi mooy kaaw Ousmane Sonko mooy kaawu PUR mais Khalifa Sall moom dafa la wax il est obligé moom mu wax am na sax d'ailleurs journal yi bind ni est-ce que du Khalifa Sall mooy tëb bu état bi ci biir coalition Yewwi Askan Wi journal Moutbane bi bind na ko Sénégal Times kenn weddiwul kenn waxul mais Khalifa Sall doit parler impérativement dafa war a wax lan moo tax Saliou Sarr problème bi mu yónni woon def li mu def alors Khalifa Déthié Fall defar na liste bi ba mu baax am lu muy lijjanti jël ko ni ko am dugal ko kese yow dugalal kese loo ciy changé kan moo la changé loo ku la jox ordre lu tax sanctionné wuñu la kan moo la jox ndigal lu tax mu demee noonu Khalifa Sall doit parler bëgg ak bañ par respect war na wax ak waa Yewwi Askan Wi war na indi ay éclaircissement ci démarche bi mu taxaw coûte que coûte moog Lamine Thiam ci alliance am diggante PDS diggante Wallu ak Yewwi mais war na wax fan la jëm ak àndandoom ak coalition bi parce que Sénégal yi dañuy jox bët coalition Yewwi Askan Wi dañu leen jox bopp parce que tey ñu bëri éliminé nañu leen coalition yu bëri dañu leen éliminé mënuñu dem ci élection yi am na ñoo xam ni tey bokk nañu ci élection yi te yàlla xam na ni bi ñu lancé seen ay mouvement mu dul sax ñetti fan ñu am seen ay parrain am seen ay caution am seen i nangam nga xam ni élection yi dafa bari politique bu nekk ci biir il faut nga def politique bu gentleman pour mën ci génn bañ a nax sénégalais yi mais yéen ñi nga xam ne aussi yéen a ànd ak parti politique yi ak coalition yi il faut ngeen di consommer défaite yi seen i leader di def ngeen arrêté di saaga nit ñi di arrêté di commenter lu dul dëgg gis nga nit ñi faruñu ak yéen contre ñu leen nit ñi dañu nekk au juste milieu dañuy wax ce qui se passe dès le début premier jour bi ñu annoncé alliance bi laa ni alliance bi dëgg la wu ci dégg naa lu nekk histoire m'a donné raison annoncé waat naa leen leneen ci à l'Assemblée nationale wala même avant élection yi bu ngeen neexee ngeen gëm bu leen neexee du leen gëm on y va nañ dem ba ci kanam tuuti di nga gis loxo dina dem gémmañ
les masques vont tomber benn masque nag wala ñaar moo tombeegul des na yeneen masques yu tombé waat gis nga alliance bi dafa teguwul ci ay principes yu leer dafa teguwul ci politique sociale bu baax c'est-à-dire leader yi ci nekk ñu ëpp ci ñoom teniruñu compte ci ni dañuy xëccoo pour xeexal askan wi mais dañuy xëccoo pour am prestige pour am représentativité pour am existence politique pour am benn renommée politique mais du dañuy xeex pour changer système nekkul ni dañuy xeex pour teggil askan wi seen coono nekkul ni dañuy xeex dund gu cher gii nii da ngaa dégg opposition bi wax ci dund gu cher gii nii nga xam ni ciment suuf béton marteau ponte fil de fer lépp a yokk da ngaa dégg opposition wax ci da ngaa dégg ñu marche da ngaa dégg ñu génn ci communiqué ñu ëpp ci ñoom prestige ak crédibilité ak fés la ñuy wut mais gëmuñu li ñuy woote ci wàllu politique dans ce cas yéen militants yi yéen laay waxal am leen fulla ngeen xam seen leader yi nan la ñu leen di représenter fi ñu nekk ngeen bañ a jiital affaire émotion wala ngeen jiital affaire partisane di saaga ñuy wax dëgg di leen contre foog ngay déglu nit ki bu interpréter ci sa leader lu jaaduwul da nga koy déglu xool boo xam ne wax li mu wax raisonnable na wala raisonnable nga jéem ko démontrer nga jéem ko weddi nga jéem a argumenter li muy wax mais doo ko jël transformer ko benn ennemi wax naa la sànq li ma dégg bi ma nee alliance bi du dëgg ak léegi li ma dégg bari na de mais dama ne moo doon far yeewi lay far parce que sama kilifa yeewi la bokk mais li ma jàngal muy principe ci lay nekk toujours principe boobu di ma permettre may jàngat di def analyse ci wàllu politique de façon objective moo ma wan ni moo ma permettre ma gis ni ay naxaate ay traître ñu ngi ci biir seen alliance boobu. loolu daal mooy homme politique yi ñu ci bëri communication manipulative la ñuy def. mais dañuy manipuler am na ci ñoo xam ne tey boo leen laajee seen base politique duñ la ko wan. am na ci biir coalition yi ñoo xam ni amuñu ñetti nit ci seen ginnaaw association mbootaayu maire yi jaay cere sax leen ëpp ay nit et il se nomme des leaders loolu la ñuy chercher am prestige am nom dugg à l'Assemblée nationale génnaat jiite benn nangam voilà mais presse bi moo leen permettre ñu am loolu ci presse bi nag léegi presse bu Sénégal dafa évoluer parce que xam nga média privé bi mu juddoo Sénégal yàggul 94 97 98 2000 mu commencé am doole après Ablaye Wade voilà mais bi mu ubbee li fi tëjuwaat bari na te ba léegi presse privée amagul indépendance bi mu war a am inde Sénégal mu ngi tëj ay télé mu ngi tëj ay rajo ba léegi dépassé gu ñu niveau boobu ñu ngi tapassé ay journalistes di leen sonal di leen bundu xataal di leen saaga di def seen ay photo def ay croix grawul yooyu yëpp amul problème mais li ñu war a jàpp mooy leader yi dañu war a dellu à la base jéem a am base politique bu solide jéem a am base politique bu dëgër jéem a di participer ci élection di yóbbaale seen kaddu ay militants élection locale yi ñu dëgmal ñu génn Yewwi deful feuille flamme. gagné kii yu bëri localité yu bëri. d'accord Yewwi Askan Wi moo ko gagné. mais kan ci parti yooyu bokkoon ci Yewwi moo osé dem jiiti ji ay liste ci fa ñu dëkk ay benn lañu Ousmane Sonko Babacar Diop ak quelques gars yu Khalifa Sall mel ni HLM mel ni Yoff mel ni voilà. bari wuñ ci daal. non ban leader moo nekk ci coalition Yewwi Askan Wi jëngu ni man am naa base politique bu dëgër bu ma permettre ngeen jiital ma xëccoo pour gagner nekk maire ci sama localité. comme ni ko Ousmane Sonko defee. comme ni ko Ousmane Sonko defee comme ni ko Babacar Diop defee comme ni ko Ahmed Aïdara defee wan leen ma ko def ci bëri ñoo xam ni mbubb la ñuy seet ci biir coalition bi mbubb am prestige am nangam Moustapha Guirassy jàmbaar la ku honnête la du wax mukk lu mu gëmul dem na ba xeex ba ñu sonal ko fu mu dëkk Kédougou parce que mandataire la woon am na sañ-sañu xool liste bi nan la tëddee mais gis nga ni ñu ko sonal ko mais bu weesoo moom acte boobu mu def noonu kan nga gisaat ci parti yi nekk tey di coow ci biir Yewwi Askan Wi ku osé def comme li Guirassy def wala Ousmane Sonko wala Ahmed Aïdara wala Babacar Diop te tey ñooñu ñoo dàq yuuxu te tey ñooñu xam nga ni ku mel noonu ku amul base politique cherché wu lu dul tur mais kooku génnagul ci cadre corruptible c'est-à-dire il est toujours corruptible dans ce cas militants yi foog ñu xool ñi ñuy topp ñan lañ
bu ñu bëggee changement du ñu dem ak émotion du ñu dem ak Khalifa Fall laa bëgg kenn du ko tudd kenn du ko laal même bu Khalifa taxawee ci mbedd ah di def lu ko neex kenn du ko tudd kenn du ko laal Sénégal dañu passé foofu il y a des personnes yoo xamante ni bi féetewuñu fenn ci wàllu politique la ñu gëm mu ngi seen xol ñu téye ko waaye dañuy xool di jàngat am clairvoyance gis ce qui se passe maa ni Khalifa alliance stratégique bi ñuy wax dëgg nekku ci ay dila ngi ci ay naxaatee ngi ci ay animosité muy ci am na ñu bëggul ñu dem am na ñu bëggul ñu avancer maintenant Amadou Ba day nekk Dakar di campagne ni mu ko neexee amul adversaire parce que gisul Barthélémy Dias ci kanamam et vous me parlez liste nationale Ousmane Sonko bàyyi ba ci kanam wax naa la am na ay traîtres ci biir di nga gis ñu def seen liste nationale benn defin boo xamante ni bii ba mu nekkee coalition Yewwi Askan Wi kese dama ci amoon confiance dama ci amoon xel mu dal parce que boobu benn objectif la woon benn bëgg-bëgg la woon benn xememteef la woon ñun ñëpp bokk fu ñu doon xool mais tey dañu leen rax waa Wallu dañ ciy dugg waa Wallu dañ ciy dugg ak seeni ay njaboot dañ ciy dugg ak seeni ay njaboot c'est-à-dire mooy ci biir coalition Yewwi Askan Wi dañoo ñëw ci biir Yewwi Askan Wi ñoom waa Wallu fekk fa seeni ay njaboot tey maire bu Bargny liste coalition Yewwi Askan Wi la gagné Bargny PDS la bari na ay maire yu gagné yoo xam ne bi élection yi ñëwee dañoo wóoluwul coalition Wallu bàyyi fa Wallu dem ci coalition Yewwi Askan Wi pour gagner seeni localité kon PDS bu ñëwee fekk si waat leen ci affaire alliance stratégique dafa retrouver ay njabootam. te am na lu muy préparé. da leen di commandité ni mu ko neexee am na lu muy préparé gaynde mënoo gagné ci turu coalition Yewwi Askan Wi génnoo PDS nekk fa nga nekk toujours di réclamer wu sax bokk ci PDS te bu ma la fekk see doo def li ma neex parce que da ngay réclamer sa appartenance ci wàllu politique PDS waa nga doonte woon ni waaye Yewwi ñoo la fal mais Yewwi mën naa bañ a gudd fan da ngay continuer garder sa appartenance politique exemple boobu ma la jox ci maire bu Bargny bari na ci Sénégal kon Wallu dafa ñëw fekk si Yewwi mais dafa ñëw fekk si njabootam yu muy contrôler ci biir donc dafa ñëw dugal tànkam xeej xam lu bëree bëri loo xam ne ñi nekk biir Yewwi sax xamuñu ko ñu séq waxtaan ak Khalifa Sall mi bokk ci boppi waa Yewwi luñ dul génn ci mbedd duñ ko wax mukk ci mbedd mais Malick Gakou kañ la sosoon grand parti bokk ci élection ànd ak Khalifa Sall ñu dem ci élection yu baax yu am solo Malick Gakou am ñetti député xaw ma ñeent à l'Assemblée nationale mais tey Malick Gakou moom en tant que tel chef de parti nangu nekk 6e position nanguwu ko mais amul lu ko neex parce que waa PDS yi li dugg seen biir dafa sacrifier ñu bëri ci biir coalition Yewwi Askan Wi loolu moo tax kaas yi bëri ñoom Aminata Lô Dieng di kaas ñoom Serigne Mansour Djamil di kaas ñoom Moustapha Guirassy di kaas affaire bi du question parti politique wala parloo ci wàllu politique ku ñëwee na def comme Ousmane Sonko ku ñëwee na def na comme ni keneen def mais Sonko aussi dañ koy interpeller na wax situation bi moom dafa am tuuti lu ñuy garder bari na ñoo xam ne frustré nañu mer nañu mais xëy na amuñu doole mais tey li ñuy garder mooy Sonko tëb dal ci kaw Khalifa Sall wala pire tëb dal ci kaw Khalifa Sall Khalifa am lu mu def yëf yi gën a yang boo ko defee ñu fay des tuuti ci ay électeurs ñi ànd ak Pastef ak ñi ànd ak PUR est-ce que du tas ils sont obligés ñu noppi mais noppi googu aussi fan la jëm noppi googu fan la jëm mais Sonko Khalifa Sall PUR ak Khalifa Sall ak Serigne Moustapha Sy li mu lebal Khalifa Sall bu ñu nee njabootu Khalifa Sall moo joué jeu bu bon bi ci biir seen biir coalition bi te mënuñoo wax Khalifa Sall dëgg mënuñu ko recadrer mënuñu wax ay militants dëgg nga xam ne y' a problème. peut-être période bu ñu toll moo tax ñemewuñ ko wax. waaw dafa fragile bu ñu ko tollee dafa fragile ba pare bu ñu ko waxee mën na indi ay problème li nga xamante ne mooy askan bi bàyyi xel ni ñii nii dañuy nax nit ñi wala dañuy lëndëmal nit ñi. mais bu ñu fàtte principe bi taxoon ñu créé Yewwi Askan Wi Sénégal yi dañu leen a gëm de dañu amoon ci ñoom yaakaar dañu xalaatuñ ci ñoom ñu soppi seen dund boole ci parti yi ci nekk daf ci am ñoo xam ni dañu am ay électeurs. waaye alliance bi wàññi na ko bu baax a baax. alliance daf ko wàññi mais loolu nag la am benn ci ay militants yu bokk Yewwi te nanguwuñu ni loolu la nanguwuñu ni alliance bi du fidélité du objectivité alliance bi teg dil la alliance bi teg dil la ñen ñooy teg dil yi nag ak ñi seetaan dil yi bañ cee wax ak ñi nekk victime ci dil yi ak ñi glorifié wu ci dil yi waa PDS a ngi joytu waaye Yewwi ngi joytu kon alliance bi ana njariñam
comme yow ñaari coalition yi kenn ku ne bi ñu taxawalee benn alliance ñu bokk ci ñaari coalition yi yëpp a ngi joytu mais ana njëriñam maa la waxoon démb bi ñu koy soog a sos moom laa lay waxaat tey dëgg lalu ko am na ay traître ci biir ba ca kanam. kon daal ci gàttal bu ñu waxee li nga xam ne mooy coalition Wallu ak Yewwi Askan Wi kii nga xam ne mooy Khalifa Sall moom tamit war na cee génn ndax am na ci part de responsabilité.